8h di juróom-ñetti waxtu jot na ci RFM ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës muy leeral directeur général bu Senelec bateau courant bi ñu luyee kenn mënul wax ñaata la jar ndax fokk app gi ñu ko luyee jeex ñu mën a xam ñaata la daa ngeen dégg Pape Mademba bi tey ci xibaar yi. suba la ñuy càmbar ci assemblée nationale projet de loi bi criminaliser viol ak pédophilie maanaam ku siif jigéen wala xale dañuy nag jàppee ku faat bakkan daan yi nag nar a gën a tar dem sax ba tëj kaso giiru dund. Abdoulaye Diouf Sarr weddi ba mu set wi ci kàddu yi Abdoul Mbaye yi nee na li premier ministre bi fi woon wax ne réew mi ci guute la jëm atum 2020 dara amu ci ay waxu kese la. Bitim réew waa Guinée Bissau di nag amal tey ji seen deuxième tour élection yi muy nag dox diggante Domingos Simões Pereira ak Umaro Sissoko Embalo daañu dem foofule ci Guinée Bissau fekk fa sunu ndaw Lamine Ba daañu jeexal ak tàggat yaram yi sport weekend mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nees du ne ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak directeur général bu Senelec weddi li nit ñi naan lii la ñu luyee bateau courant bi nga xamante ne moom la Senelec luyee Turquie buñ sukkandiku nag ci Pape Mademba bi tey kenn mënagul wax ba fii ñaata la ndax nag fopp app bi jeex mu xam ne nag bateau am na solo lool ndax may na leen ñu bañ a am benn jafe-jafe gannaaw bi centre bu Kounoune amee woon ni problème dañ koy déglu moom Pape Mademba bi tey directeur bu Senelec ci micro Abdou Diouf Diagne. bateau bi moom Senelec daf ko loué jënd ko lu tax ñu loué ko nag mooy dañu amoon panne centrale Sendou xam ngeen ne moo nekkoon centrale bu gën a mag Senelec léegi bu mu paanee nag le 19 juillet ñu xam ne tàngoor baa ngi ñëw te d'ici boobu du ñu am temps pour tabax fi centrale du ñu am temps pour loué fi yeneen centrale comme ni ñu ko doon defee ñu xalaat solution boo xamante ne nii nag moo gën a gaaw moo gën a yomb tamit loolu moo waral bateau pour wax leen rek ne bateau bi courant bu mu ñuy jox toll na ni courant bu ñu Sendou doon jox te prix bi tamit à part énergie Manantali mooy prix bi nga xam ne moo gën a yomb donc moo tax ren jii nii bu ngeen xoolee tàngoor bi malgré Sendou bu paan amuñu benn problème pour jox clients yi courant bi ni mu waree loolu rek moo taxoon ñu loué bateau bi mais chiffre yi si nit ñi di wax yooyu noonu yëpp amul mu ngi ñuy dimbale di ñu jox 120 mégawatts et maintenant lu ñuy fay mooy lu ñu jënd si moom loolu c'est très important ñu wax leen. mu nekkoon Pape Mademba bi tey directeur général bu Senelec yëkkati yooyu kaddu gannaaw am ndaje bu ñu doon amal démb ak kuréel gi ëmb clients yi ngir waxtaan ak ñoom ci wàllu seen liggéey yokk goog ñu courant gi sax mu fekk ñi nga xam te ne ñooy waa Pastef ya nekk ci Jareer diwaan Fatick di koy ñaawlu ñu wax ne tegul fenn te nag jamono ji réew mi ngi jànkonte ki jafe-jafe ci wàllu koom-koom ñoom nag waa Pastef xam nañu mel gannaaw set setal gu doon amal foofu ca Jareer ñu déglu ki leen jiite ca diwaanu Jareer Saliou Thiaw ci micro xam ne tegu jaabi. situation réew mi dafa doy waar ci wàllu politique ci wàllu social ak sax ci wàllu économie alalu réew mi ñu ngi koy fowee ci boor yëpp nag contrat pétrolier yaa ngi nii niñ ko signé baaxul mën nañu wax ni sax mbiru corruption daf ci bëri moo tax nag fi mu ne ñun muñ ñoo toog noppi faaw ñu ñaxtu ko ñëpp dégguñu moo tax ñun mënuñu nangu ñu naan dañuy yokku njëgu courant gi yokku nañ fi ceeb yokku fi ciment lii mënuñu ko nangu moo tax nag ñi nga xam ne sax dañ leen a jàpp ci ñaxtu yokku courant gi dañu bëgg ñu bàyyi leen coowal semence yi ñu dégg fan yi nag bu ñu sañoon coow yi ñuy dégg ci wàllu semence nag bu ñu sañoon ñi yor wàllu yoon ci réew mi lijjanti ko ak itam mbiri 94 milliards yi. nekkoon Saliou Thiaw jiite bànqaasu Pastef ba nekk ci commune bu Jareer Aminata Goudiaby moo doon tekki ay kàddoom des ba léegi ci wàllum politique ak Abdoulaye Diouf Sarr moom nag daal ne tontu Abdoul Mbaye moom jiitu acte ne woon fi premier ministre nag bërki dem ba mu xam ne nag ci at mi nii dëkk man di 2020 comme réew mi ci guute la jëm ndax nag jafe-jafe yu tar nit ñi yor te ajustement structurel ak lu ni mel loolu yëpp dara mu ci buñ sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr nee na ay waxu kese la mu daal di ci indi leeral ñu dëkk Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Ibrahima Thiam nag mais dama jommi démb bi ma déggee le premier ministre du président de la république jëlee nguur gi jox ko poste boobu te kenn mësu ko gis mu jege sax mbiri politique parce que ba mu nekkee moom ba léegi xamul woon le Sénégal des profondeurs xamul la réalité opérationnelle du terrain xamul réew mi ni mu demee ñu xëy benn bés parachuté ko jox ko réew mi mais bi ñu demee ba war a changer xam ne war nañ accélérer le travail ñu jox ko keneen mu am nu mu demee ba léegi mu mën a taxaw di prédire que ne en 2020 il y aura un Sénégal catastrophique loolu yéeneem la
parce que en réalité buñ ne agriculture docteur wax na ko léegi si laay njëkk parce que encore une fois président Macky Sall daf ne day transformer l'économie de manière structurelle moo tax mu réorienter effectivement l'activité économique vers le primaire vers l'agriculture ñu def si ay résultats yu am solo tey la production agricole a plus que doublé mais le résultat agricole n'est pas seulement au niveau de la production mais la commercialisation aujourd'hui a réussi de manière extraordinaire képp ku produire da nga koy jaay ne mu la neexee mais monsieur l'ex-premier ministre dans ces conditions économiques comment pouvez-vous prédire une catastrophe en 2020. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre Abdoulaye Diouf Sarr nekk tam kiy jiite CCR di kuréel gi ëmb cadre yi bokk ci APR mu yëg ci le kàddu démb gannaaw meeting bu ñu doon amal ci Kaolack di meeting sargal Macky Sall wàllum politique ba léegi ak dialogue national bi gannaaw bi ñu sampee nag ñi nga xam te ne ñoo ci bokk nag ci alxamis ji professeur Malick Ndiaye bokk ci société civile di ñaawlu ni ñu ko doxalee nee na nag nit ñi nga xam te ne ñoo war a liggéey ak Fama Ibrahima Sagna moom ci boppam moo leen waroon tànn waaye njiitu réew mi waru ko woon tànn tax sax mu gis ne dialogue bi daanaka mbirum naxaate la Macky Sall dafay piéger nit ñi ñu déglu professeur Malick Ndiaye ci jokkoom ak Macoumba Bey. bi ñëpp d'accord ni dañuy jël Famara Ibrahima ba pare mais Famara Ibrahima ci boppam moom moo waroon def liste bi erreur boo xam ne Macky def na ko ba piéger noonu laa ko mën a waxee Famara Ibrahima Sagna mooy liste bi Macky defar boole ci ay ñoom Omar Sarr ak ay ñëwaa PDS yi jël ñoo xam ne ci ay enseignants ñu ngi leen di saaga ci réseaux sociaux yi donc am na ay ñuñ fa yóbbu ñoo xam ne ñi nga xam ne ñooñu la ñu waaj a waxal nee nañu ñooñu mënuñu leen représenter te loolu ñëpp xam nañ ko kon erreur bi nga xam ne sama camarade président Macky def na ko il faut que mu xam ko très vite mu rectifier ko liste bi mu defar du liste bu baax bi Famara moo ko waroon a def moo waroon a recevoir ñëpp léegi boo jëlee Saint-Louis Famara ñëpp yaakaaroon nañu ne dana mën a liggéey ay liste ba mu génnee am na ay société civile ay syndicalistes ay ñu dugal foofu jaarul yoon. jaarul yoon di kàddu yi professeur Malick Ndiaye di jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bokk ci société civile la 8h tegal nañ juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax ci leneen jëm nag ci wàllum assemblée nationale député yi suba nag ci altine ji ci la ñuy sëgg ci projet de loi bi criminaliser viol ak pédophilie maanaam képp ku siifati jigéen dañuy jàpp ne ku faat bakken nga naka noonu tam wala kuy sàkku xale yu ndaw yi dañuy jàpp ku faat bakken loolu nag suba leen koy càmbar ay coppite nag dina am ci projet de loi boobu ndaxte nag ku nu jiin nu mel ni gis na yaa ko def weer ba fukki atu kaso dem sax ba ci ñaar fukki atu kaso mën na ko tëdd naka noonu tam bu fekkee ne kenn ñu siif dafa faatu sa giru dën da ngay tëdd kaso leeral ak Seydou Nourou Ba. bu dee loi bu jëm ci viol maanaam di sàkku dañ koy criminaliser buñ ko voté altine bi ñu dégmal ci assemblée nationale kon ñiy faral di ko def nañu waajal bu baax a baax xam ne diggante fukki at ba ñaar fukki atu kaso mën nañ ko faa tëdd loolu mooy doon sentence bi te sax peine boobee mun naa dem ba perpétuité maanaam ñu tëj la sa giiru dund bu dee da nga sàkku dal di faat peine bi nag bu baree ba bëri ñaar fukki at la bu dee ci yenn kaay la lu ci mel ni nga tëj ab soxna fenn wala sa xale bu jigéen dóor ko gaañu ko violé ko wala sax nga daldi sàkk koo xam ne amagul fukki at ak juróom-ñett ba tey boo sàkkoo soxna soo xam ne dafa war na lor wala ay nit booloo daldi sàkku kenn naam loi bile metti na mën naa jëlee mbirum sàkku ci mim réew waaye nag am na ci loo xam ne moo ñuul ci sow bi dañoo wax ne loi bile dafa jël ay ati at te su boobaa ki nga xam ne dañ kaa sàkku woon bu toogee di xaar lu yàgg mën naa saa su ne di xalaat jëf ju ñaaw ji nga xam ne dañ ko def ak tam yeneen yoo xam ne dañoo jàpp ne war nañ ko xoolaat ci wàllu yoon jëm ci bile loi.
Seydou Nourou Ba wàllum yoon la ñuy des ak coow li dox diggante banque bi di CBAO ak Bocar Samba Dièye loolu nag du dara lu may wàllum njublang ci wàllum koppar te nag kenn du ci njàkk li mooy Abdoul Mbaye newoon fi premier ministre ak directeur banque boobu woon ki ko xam ne nag mooy Axif di mbootaay gi nga xam te ne moo ëmb ñi di client banque yi ñu bëgg nag njiitu réew mi daal di ci juk nag noonu tam kilifa yu BCEAO waa Axif doon jënoo ko taskatu xibaar yi démb ànd ceeg Bocar Samba Dièye Mamadou Baba. affaire bi mi ngi xew 2008 problème xaalis la bu toll ci lu ëpp juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar mbir mi dox diggante Bocar Samba Dièye ak banque bii di CBAO commerçant bi jiiñ banque CBAO ne dafa toppandoo signature am moom mu am yaakaar ne yoon dina ko jox dëgg. li ñu war a atte bu ñu ko attee comme ni ñu annulé protocole bi ñu ne baaxul li ci des yi jomb naa danaa ne nii man daal lu wér banque bi xam ne ne amalum bu ko jëlee xam ne ne amalum bëgg naa xaalis waaye dama am lu ma jiital di bëgg xaalis. association bi ëmb clients yi ak ñiy jëflanteel bërëbu dencukaay xaalis yi défendre Bocar Samba Dièye joxoñ baaram tuuma Abdoul Mbaye ak ki fi newoon njiital CBAO Famara Ibrahima Cissé mooy président bi. ñu ko sëg ancien directeur généralu CBAO bi nga xam ne CBAO ba mu ko yëgoo da koo dax ak ancien premier ministre bu Sénégal bi nga xam ne mooy Abdoul Mbaye yaakaar ni kat comme góor gi jàngul te mag la war nañoo mën a jaar ci kawam nu mu yombee waaye xamuñu woon ni yombee noonu. ak SIF fas yéene taxaw temm ci problème bi jaar fépp fi mu war a jaar ngir justice seetal kii di Bocar Samba Dièye. réew mënta développé ak ay banques yu bon moo tax AXIF taxaw dana bind président de la république dana bind banque mondiale dana bind conseil d'administration banque centrale dana bind royaume du Maroc parce que banque marocaine la moo tax xeex mi dafa war a nekk xeexum sénégalais yëpp. ñaareelu pàcc xeex bi mooy fexe ba wër Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Famara Ibrahima Cissé wër Sénégal ngir am 1 million ci pétition bu ko defee assemblée nationale sëgg ci problème bi. Mamadou Makhba ci mbir moomu nag RFM jëm na jokkoo ak Abdoul Mbaye di kenn ki ñu tuumal ci mbir moomu waaye antuwul la. ministre bi ñu dénk wàllu armée bi sargal bu baax a baax commandant Tamsir Sané di commandant gendarmerie bu Koupentoum bi ñu faat bu yàggul gannaaw bi ay sàcc nag doon sàcc poste ba fa nekk daal na koy sargal ak taxawaayam ministre Sidiki Kaba def lu ni mel gannaaw bi nga xamante ne ma nga doon teewee festival ñaani kon ñaani bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal foofa ca Koupentoum pencum ñaani ñu doon ko amal ca Koupentoum nga xamante ne moom sax lañ ko bàyyile woon ci la nag sargal kon commandant Tamsir Sané leerale Moussa Omar Gueye. ki nekkoon commandant brigade gendarmerie bu Koupentoum di commandant Tamsir Sané te ñu faatoon ko ci weeru août ak kii di Bouna Sémounia daanaka sargal nañ leen ci festival pencum ñaani maître Sidiki Kaba ministre des forces armées moom la ñu tuddee festival pencum ñaani bu Koupentoum ren nee na nag ñooñu nga xam ne ñooy defkatu njombe yi digge woon nañu danañ leen teg nañ leen loxo mi ngi nii ñu denc waaye itam danañ leen atte. Il a donné sa vie Tamsir Sané pour que le bien public soit préservé. ñëw fii ndax fii manifestation bi dafa nekk ci calendrier républicain. di leen féliciter di leen wax ne que président nee na mu ngi leen di encourager. nee na li mu fi gis kontaan na lool. te kontaante bu rëy laa fi am tey. te sama xol tooy na ndax li ngeen ma fi defar rëy na trop ci man. gis naa cadeau yi ba ci fas bi. kii di maître Sidiki Kaba nekk parrain festival pencum ñaani xamle na ni dana def kemtalaayal kàttanam ba festival pencum ñaani nekk benn festival boo xam ne dafay ibbeeku dem ci yeneen réew ndaxte ren ji gis nañ ni Gambie ak Congo Brazzaville yónnee nañu ñu leen ci toogal ñu fekkee ko. thème bi nga xam ne jëloon nañ ko ren dafa aju ci wàllum jàmm ak kaaraange ak lu jëm ci wàllum koom. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye tëj gi ñu tëj école Xayaax Mbeng nekk ci Ndar ndax wàllum karange wóoratul woon ñi ragal bâtiment yi daanu ci kaw élèves yi tëj googu ñu ko tëj nag metti lool ñi nga xamante ne ñoo doon jàngee ca daara jooju ak naka noonu tam parents d'élèves yi ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu xool naka la ñuy defaraat l'école ba élèves yi mën fa jàng ci anam yi mu ware ñu wax lu ni mel nag ci ndaje bu ñu ci doon amal teewoon na fa Mohamed Namisila. ay nit ñu jànge woon ci école avenue de Gaulle tey mu tudd Xayaax Mbeng wane njàqare gu ñu am gannaaw ba ñu tëjee l'école bi El Hadj Momar Dieye ak i ñoñam yokk ci ni ay gone yu bare tey jii dañ leen wàcc ñuy waraajoo ci yeneeni l'école kenn ci waajur ndongo daara yi xamle lu ni mel. Mamadou Moustapha Dieng laa tudd ñun suñuy doom la ñu am éducation la ñu bëgg ci suñuy doom école bi nga xam ni depuis 1855 mi ngi dox élite yu bëri fi la ñu jóge école bi di dégradé année bu nekk
presque 100 ans et quelques école baa ngi rëpteelu ba tey tëj na suñu doom yi amatuñu fu ñu jànge quelque part la ñu mujj dem ñu abal ñu ci yenn école yi ci cours yi suñuy doom yi di jàngale ak seen ay maîtresse ak seen maître. ñoom ñu gis ni autorités yi war nañu taxaw bu baax a baax mbiri njàng mi ndax nag ak yelleefu gone yi la. ñuy ñaan autorités yi ñu toppatoo ñu école bi parce que dafa tëjee fi ñu toll kenn jàngul classe yëpp tëje na bu ma juumul y a 19 classes. Imaginez 19 classes à peu près 1400 1200 personnes ci xale yu ndaw yuy wër ci dëkk bi defuñu dara mais bu ngeen nee da ngeen bëgg banditisme wàññeeku ci dëkk bi da ngeen bañ fàq mën am ci dëkk bi mais nañu éduquer suñuy doom. école Kayar Mbeng tuddoon ci jamono avenue de Gaulle ñëw yokku ci liste boo xam ni mi ngi door di gudd ci l'école yi ñu tëj ci dëkk bi di Ndar ndax tabax yu màggat ak ñàkkub kaaraange. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila mu fekk nag ñu door démb tabax bu mairie bu Labgar tabax bi nag nee na daañu ci def lu toll ci juróom-ñaar fukki million ci xaalis boo xam te ne AGETIP moo koy génne nee na nag fii ak juróom-ñetti weer mairie boobu di mairie bu Labgar dina yemb Baye Sa Ndiaw. ci barab bu yaatu la ñuy tabax hôtel de ville bu Labgar tegum xeer wu njëkk wi amanoon ko ci teewaayu Mangom Ñaa ñu dénk ko lépp lu jëm ci jokkaloo ci biir AGETIP. jëmmal acte 3 décentralisation bi nga xamante ne président de la république moo ko bëgg daal di ko taxawal daal di ne léegi commune gox amatul commune goxaat amatul commune yëpp ñoo yem donc su commune yëpp yemee ku nekk da ngay laaj sa wàll ci biir loolu jumtuwaay yi nga xamante ne war na am ci commune moom la ñu commencé woon di def si fii ci Labgar te bi ci jiitu moo war a nekk siège commune bi. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ba léegi pas-pasu meeru gox bi bokk na ci li tax ñuy amal lii ci Labgar. li ko jëmmal mooy ci xarañu meeru Labgar parce que tamit nekk maire soo toogee surxu ci lu ñëpp bokk te matewul ñëpp boo ci taxawul dëgg doo moytul doo ci jot wala boo ciy jot bokk ci ñi mujj ngay doon mais ñaari at mu ngi ciy daw ci jamono yoo xamante ne vraiment jamono yu metti la ku ci am rek am na noo taxawee hôtel de ville bi moom góorgóorlu na ba am ci juróom-ñaar fukki millions. moom Idrissa Diop di maire bi rafetlu na li mu bokk ci ñeenti commune yi njëkk a tàmbalil jumtukaay bi ñu mel. bi ñu falee dañoo commencé dem ci service yi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne nguur gi am na lu leen dénk ñu jéem ko defal Labgar defoon fa ay demande bokk na ci hôtel de ville bi bokk na ci tamit foyer des jeunes boo xam ne dañ ciy ñambaas benn daluwaay mais xam nañ ne ñaari at a ngi nii ñi ngi topp seen ginnaaw di daw ba yàlla tey la ko sottil entreprise bi am na lu mu ci xam biñ gagné marché bi commune bu Labgar kese newul woon nekkoon ak yeneen commune waaye yàlla def na génn nañ ci commune Labgar ñu ne ko tàmbalil ko ci tàmbali boobu nag dañ ciy sant yàlla bu baax. tabax bile hôtel de ville ci diirub juróom-ñetti weer gën gaa yàgg dina bokk ci lii gën a fësal taaru commune Labgar. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew li ci gën a fës ba su tey di deuxième tour élection présidentielle te Guinée-Bissau muy nag dox deuxième tour boobu diggante Domingos Simões Pereira ak ki nga xamante ne mooy Umaro Sissoco Embalo ci premier tour bi nag Domingos Simões Pereira moo jiitu woon fi mu toll nii sax bureau de vote yóbbu ne ndaxte 8h la waroon ubbi day dem foofu ca Bissau fekk fa ndaw RFM Lamine Ba Lamine ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène. fi mu toll nii mbir yi tàmbali na depuis 8h lan lañ ci mën a jàppagum. waaw dañuy dëggal rek loolu El Hadj Ndiogou Diène fu mu nekk nii vote bi tàmbali na askanu Guinée-Bissau tàmbali na di génn ñu ngay rang ci kanam assemblée de vote yi di fàttali ne fii assemblée de vote la ñuy wax ndaxte ñoom donc ci bureau amuñu ay bureau ci biti la ñuy voté donc ci suba ci 8h ba léegi nag ñu ngay voté ku nekk da ngay ñëw def sa acte citoyen ñibbi tranquillement ci élection bi nag. li nga xam ne mën nañ ko ci wax mooy toll nañ ëpp nañ juróom-ñaar téeméeri junni électeur nga xam ne tey war nañu àtte digganteeg ki nga xam ne nag moo di Domingos Simões Pereira di candidat wu PAIGC nga xam ne moo jiitu woon ci pàcc wu njëkk wa mu nekkoon amoon nag lu weesu 40% mu war a janoog ki nga xam ne nag moo di Umaro Sissoco Embalo moom it mu amoon lu jege 30% ci premier tour bi maanaam 27%. Umaro Sissoco Embalo moomee ak kii di Domingos Simões Pereira ci fàttali ñoom ñëpp ay premier ministre la ñu woon ci ki nga xam ne nag moo di président ci nguuru président José Mario Vaz nga xam ne moom dañ ko jiitu bu baax a baax ci premier tour bi. ki nga xam ne nag moo di Umaro Sissoco Embalo li nga xam ne mën ko ci fàttali mooy amoon na njàppaleem ki nga xam ne nag moo di Nuno Nabian ak ki nga xam ne nag moo di José Mario Vaz ak ki nga xam ne nag moo di Carlos Gomes Junior ñoom ñëpp nga xam ne keneen ki mooy 3e 4e ak 5e ci li jëm ci pàcc bu njëkk bi élection bi ñu fi amaloon 24 novembre ci wàllu organisation bi nag fu mu toll nii lépp yemb na matériel bi yegg na ci biir bureau yi. amaguñu xibaar bi wane ne am na ay jafe-jafe tukkee ci wàllu organisation bi. mais est-ce que nit ñi génn nañu waxtu wi daanaka ñaar fukki minutes bi ñu tàmbalee voté ndax nit ñi màbb nañu génn dem voté ji.
maa ba lañ génn kay Ndiogou maa ngi ci kanam benn bureau de vote waaye mën nañ gis ne rang bi am na lu jege fanweeri nit nga xam ne taxaw nañ ci kanam assemblée de vote bi ma nekk nii waa Guinée-Bissau nag dañuy teel a génn voté daanaka balaa 16 heures de jot da ngay fekk ni daanaka li nga xam ne nag moo di vote bi jeex na ca premier tour loolu lañ gisoon te ñu amoon ab taux de participation nga xam ne jege woon na 75%. mën nañu yokk tamit lenn ci kaaraange gi ndaxte fu mu nekk gis nañ ne policiers yaa ngi fu ne contrôle bu strict lañ ñuy nemmeeku tey ci suba fii ci yoon yi loolu yi nga xam nag kii di commandant en chef des forces de l'économique di colonel David Cabré waxoon na ko démb ñu ko noonu sax déglu ci RFM mu ni li nga xam nag moo di kaaraange gi nañ ci taxaw nag na ci fës loolu ndaxte bëgg nañu li nga xam ne nag moo di élection bi jaar yoon ji bañ ci nemmeeku ay jafe-jafe njiitum réew mi nga xam ne nañ ko fal El Hadj am na ay défis yu bëri mu jëm ci wàllu stabilisation politique ndax Guinée-Bissau xam nga juróomi at a ngi nii mu ngi traversé ab crise politique ndax ci ñoom régime semi présidentiel bi ñu yor tax na ba président bi bu tegul loxo ci assemblée bi dafay am ay jafe-jafe waaye tam ci wàllu infrastructure sociale de base yi boo ñëwee li nga xam nag moo di Bissau capitale bi da nga gis ay yoon yu bëri nga xam ne nag kenn defaru ko ñu néewle loolu li nga xam ne nag moo di ay infrastructure ndox mi ay jafe-jafe la ay teen nga gis ci biir capitale bi yeneen quartier yu bëri nga xam ne amuñu ndox donc défi yi di xaar njiitu réew mi bëri na donc dinañ xam nag tey wala fii ak ay fan kan mooy falu diggante Domingos Simoes Pereira bu PAGC ak ki nga xam ne nag moo di Umaro Sissoco Embaló yokk ci rek ne yëpp dañ ci ànd ak yow kan waa CEDEAO ne woon nañ ne démb dem nañ ci ñaari candidat yi seeti leen waaye ñoom ñëpp nee nañu nangu nañ ne ku nekk di nga nangu élection résultat yi nga xam ne moom moo nar a tukkee ci heure nii El Hadj dina leer incha allah Lamine Ba kon tey ci bés bi yëpp ñuy ànd ak yow ci élection yooyu ci Guinée-Bissau lu jëm sax si wote yooyu ay observateur toll ci juróomi téeméer di observateur réseau ouest africain pour l'édification de la paix di WANEP ñoom ñi ngi foofule ngeen nag bëgg daal lépp jaax yoon ci wote boobu dañ ciy déglu ki nga xam te ne moo leen jiite foofu ci Guinée-Bissau Isaac Kabou ci micro kon suñu ndaw Lamine Ba. ay organisation de la société civile ñoo dajaloon ñoo booloo pour au moins jàppale dimbali commission nationale électorale wala ministère de l'intérieur maanaam fu mu toll nii am nañu 401 moniteurs ñi nga xamante ne dañ leen répartir ci territoire bi yëpp dañuy nekk en contact direct ak moniteurs yi nekk ci terrain su fekkente ne am na beneen affaire loo xamante ne mun a indi ay gàllankoor maanaam ci processus bi ni ñoom dañ koy wax suñu saisir incident boobu dañuy daal di communiquer ak la chambre des analystes dañuy daal di jagle document boobu fenn fii nii fi nga xamante ni ñoom c'est des décideurs léegi nag décideurs yi nii ñoom bu ñu toogee xalaat jàngat li nga xamante ni moom la ñu constaté ci terrain bi ni bu boobaa am nañu possibilité d'entrer en contact direct ak commission nationale électorale voilà su fekkente ne dafa doon incident boo xamante ne mun a gàllankoor processus bi ni aussi mun nañu au ministère de l'intérieur pour au moins pouvoir régler situation bi ni quoi sur le terrain donc effectivement loolu la ñu nekk di def fii nii quoi ci ni ngeen koy gisee nii. nekkoon Isaac Kabou jiite WANEP nekk foofa ca Guinée-Bissau Somalie juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñett si lañ fa dem ci cong benn woto bu ñu yebal moom mu kalaate ca capitale ba di Mogadiscio cong boobu nag amul kenn ko waxagum ne moom moo ko def waaye Somalie moom ñi di islamiste Shabab ñu fay lëmbe président bu Somalie yëkkati kàddu ñaawlu cong googu. ci xibaaru tàggat yaram yi sport weekend ànd ceeg Youssouf Bodian. ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu dooree sport weekend ak football ñeenteelu bëccëg Ligue 1 bu Sénégal leader bi daanu ca Rufisque Teungueth FC am ndam ci kaw Dakar Sacré-Cœur ñaari bal ci dara Bouli Junior Sambou moo dugal ñaari but yi 12e minute 35e minute Youssouf Dabo am lu ko neex trop ci li nga xamante ni équipe am wane na ko ci match bi ñu déglu ko ci micro Abdoulaye Diouf. kontaan déjà ci résultat bi parce que tey am nañu deuxième chance jouer suñu public en plus muy dernier match année bi il faut que ñu offrir leen cadeau boobu déjà mettre les ingrédients qu'il faut par rapport ak li nga xamante ni ñun moom la ñuy soxla ci football def nañ ko keroog à Mbour ak benn xar kanam bu ñu amoon boo xamante ni uute woon na ko contre Gorée maay leen pour gagner waat il faut que ñu répéter waat les mêmes efforts malgré que tey ci utilisation ballon bi amuñu même réussite que contre Mbour parce que moment bu ñu défenseurs yi yore ballon yi militaires yi dañ leen di faral di wan ginnaaw pour que ñu yóbbu ballon bi très rapidement si kaw. maintenant nañu continuer liggéey li nga xamante ni moom la ñu bëgg am xar kanam boobu liggéey moo ñu ko mën a may te yàlla def nañu début bu baax mais début bu mel nii parce que le Teungueth dafa donc jarul ñuy am euphorie ñuy jël bopp bu rëy. nañu calmer gën a continuer liggéey te xam ni li si des bëri na trop li jafe ci football nag mooy di performant tous les jours yàlla def na tegle nañu ñaari victoire
li match bi di ñëw mooy gën a métti. Youssou Dabo di entraîneur Teungueth FC bi daan Dakar Sacré-Cœur ñaari bal ci dara jamono yi nag dara doxul ci côté Génération Foot bi mooy seen ñaareelu défaite bi ñu am foofule seen terrain ca Denis Biram Daw Grenaille kon bi yoon AS Douanes moo leen daan ñaari bal ci dara Ibrahima Sow moo dugal ñaari but gablu yi 22e minute 63e minute. benn ci derby Petite Côte bi match nul la mujjee diggante Jambar ak Stade de Mbour ku nekk dugal sa morom benn but Talla Mbaye moo njëkk a dugal pour Stade si ci penalty 5e minute Cheikh Amadou Bamba Dian égalisé pour Jambar 47e minute bi mooy sax juróom benneel but bi nga xamante ne dugal na ko moom mi nga xamante ne jamono yi mooy meilleur buteur Ligue 1 bu Sénégal donte sax Jambar am na poñ ci match boobu seen entraîneur moom li muy ŋaññi mooy arbitrage bi Boubacar Gadiaga. day bi day metti xam nañu ñun yàlla àtte nag mënuñu am sama ndam ci match yi mais bon parce que man xëy na yenn yi arbitre ñoo la ci dimbali yenn yi tamit suñu arbitre yi ñoo ñàkk personnalité wala xarañ personnalité lañ koy tuddee parce que yenn yi manque de personnalité la parce que damay gérer benn situation non amul loolu football joxe li gars ñi am joxe ko nga dem sa yoon ça fait 2 matchs kuñ suñu kër xam nga Jambar amul supporter boo xam ne day saaga di dóoraate amu ko mais tey fii ñu def tey fii bu doon beneen terrain day arbitre du dugg génn terrain dañ koy wax def lay dégg fii da nga def lu ñaar génn dem sa yoon parce que dañu am teggin mais fii ku ñëw war a naan xaaral ma gérer dem sama yoon mais gestion moom amul football am na football tey spectacle la ñu da ngay saan ba kontaan gis loo xamante ne boo demee sa kër da ngay tey daal gis naa football bu neex am na lii am na laa mais ba nga ñëw fii dañuy tëdd dañuy jaañee arbitre di bàyyi loolu mu dem ñaata temps lañu tëdd muy 4 minutes. Boubacar Gadiaga kon entraîneur Jambar ginnaaw nul bu ñu am seen diggante ak Stade de Mbour mi am kon point bu njëkk ginnaaw ñeenti bëccëg ci Ligue 1 bi am na kon tan boo xamante ni équipe bi wane na ko donte sax liggéey bi dina wéy loolu mooy kaddu entraîneur Stade de Mbour Cheikh Gueye. offre de soulagement la jàngat bi mooy ci semaine bi yëpp yombul woon tey ñu ñëw def résultat positif bu mel nii waaye résultat bi dañ koy delloo xale yi delloo ko aussi ñi nga xamante ni ñooy supporters yi ndax acte bu rafet bi nga xamante ni def nañ ko keroog ni woon xale yi kat ñun ak yéen ñoo far tey xale yi conscient nañ si lu demee noonu ba tamit liggéey bi ñu doon def boobu ba léegi te fayul woon tey jii peut-être fay na ndaxte fay na mooy mënoon nañ fi sa am ñetti point mais bu ngeen gisee passivité défensive bi nga xam moo ñu doon dal si match yi passé moo ñu dal tey ñu encaissé benn but à la 46e minute kon xam ngeen ni xale yi tey li ñu waroon def yëpp def nañ ko surtout sur le plan mental parce que équipe dafa am fois bu fa tolloo il faut de la patience comme li ma wax rek il faut de la patience tey peut-être gauche yi ils avaient de la patience vous avez vu que on a joué un bloc média on a souffert heureusement en première minute 5e minute on a eu un penalty qu'on a marqué en seconde période on a été un peu passif ñu jël benn but point la boo xam bu baax la ndax entraîneur bu defet amee wala nga tegle ñaar ñetti defet nekkatoo nit muy semaine bi nekkatoo nit say mbokk nekkatoo say nit ak ñi la gën a jege aussi nekkatul ay nit ba nga xamante ni point bi tey tax ba nga xamante ni man surtout si 2019 bi mën naa ni football bi xëy na waroon na mi ginnaaw mais tey point bi peut-être daf may dolli ma am yaakaar xam ni métier bi ma nekk war naa fi mën a nekk ba nga xamante ni war naa mën a yaakaar leneen si kanam kaddu ñaari entraîneurs yi kon suñu natango Ibou Bari moo leen taataan foofule ca Mbour ca stade Ibrahima Boye bu Njaaxeem ca Géejawaay waa NGB ak AS Pikine match nul lañ def 0 partout match bi amee ci kanamu Ndongo Ka. AS Pikine daal di kaleti kàkk nag ci ñeenteelu bëccëg bi la yoon ci kanamu NGB diiru 90 minutes doomu Pikine nag indi football bu jaxasoo ay perte de balle passe yu jubul attaquant yoo xamante ni du benn yoon ci jongante bi am nañu tir cadré Massamba Cissé mooy entraîneur bu AS Pikine. ñaari tali moom dispositif bi mu lay indil dafay xaw a compliqué trop boo dee da ngaa génn yow ci say garde bëgg ko song rek moom mën na la indil ay jafe-jafe donc sunu attaquant yi man gis naa ne il faut que ñu liggéeyaat dans les ateliers si devant les buts tey jii mënoon nañu gagné ko bind nañ benn point man jàpp naa ne championnat li ma ciy wax mooy chaque weekend ma jéem a bind point. bu dee ci waa ñaari tali ñoom nag ñoo gën a wane bëgg akub farlu ci gileeg jongante boole kook défense gu dëgër ci ginnaaw attaque bu ñaari tali ñaari occasion yu fa gën a baax ñoo ko daal day am 34e minute Alassane Sow bal ba mu dóor ñëpp foog ni sa caax yi la jëm daal dee dal ca poto ba waaye si ñaareelu mi-temps bi Alaaji Malick Jambang war a sant bu baax nag lii di poto droit am ndax bal ba Youssou Diop daal dee dóor bu dalul woon ci poto bi ndege nii score bi leneen lay doon Pape Thiaw mooy tàggat goney ñaari tali yi. bu ñu xool si occasion yi ñun ñoo mérité woon am 3 points yi mais tamit football nii la au début xawoon nañ ñu mettre en difficulté mais après ba leen étudier ba xam ni ñoom ils mettent trop de longs ballons pour jouer deuxième ballon yi dañ leen empêcher ñu def loolu après sama joueurs yi ñoo doon gagner deuxième ballon yi donc daf ñuy gën a andil facilité moo tax deuxième mi-temps bu ñuy xool kenn gisu leen. provisoirement nag
ñu mën a jàpp ni AS Pikine day daal dee nekk nag ci ñetteelu place bi ci classement bi boole kook juróom-ñetti poñ NGB moom di des ci juróom-ñetteelu place bi boole kook am juróomi poñ Ndongoka Géejawaay RFM. jaajëf Ndongoka ñeenteelu bëccëg Ligue 1 bu Sénégal dimanche bi lañ koy wëyal tey ci ngoon kon classique bu championnat bu Sénégal ca stade Alassane Djigo 16h30 Jaraaf Casa Sport vert et blanc yu Médina ñooy 11e am benn poñ ci ñetti bëccëg kon amagunu ndam ñoom nag nañ daje Casa Sport boo xamante ne dafa tegle ñaari victoire nekk 7e am 6 points ci championnat bu Sénégal ca stade Caroline Faye tey ci dimanche bi ba tey Mbour Petite Côte mooy dalal Snaps bu Thiès 16h30 stade Albouri Ndiaye bu Louga Ndiambour US Gorée 17h. Ligue 2 bi moom it door na démb ñeenteelu bëccëgam jàppale ni kon ca stade Massène Sène bu Fatick ñii di waa Jamono ak Guédiawaye Pro 0 partout lañ def tey ci dimanche bi la ñuy wéyal mbir mi leader bi di US Ouakam di dalal EJ Fatick 17h stade Amadou Barry laata match boobu 15h Duc mooy daje ak Sonacos. jàppale ni ca stade Lat Dior bu Thiès FC mooy dalal Port 15h30 Africa Promo Foot Kër Madior 17h30 ca stade Mawade Wade bu Ndar Linguère mooy dalal ñi di waa Renaissance bu Ndakaaru 16h30 altine stade Caroline Faye Demba Diop FC Amitié FC 16h30. ñu bàyyi ko Sénégal dem ci continent bi ak ñetteelu bëccëg Ligue des champions africaine Wydad bu Casablanca Petro Luanda bu Angola marocain yi ñoo gagné ñeenti bal ci benn. Al Ahly bu Égypte daan football club Platinum bu Afrique du Sud ñaari bal ci dara USM Alger Mamelodi Sundowns bu Afrique du Sud moo ko fekki daan ko benn bal ci dara Étoile Sahel Tunisie moom Al Hilal bu Libye moo ko fekki daan ko benn bal ci dara ca ajuma ji kon Khaja bu Casablanca daan GS Kabylie bu Algérie ñaari bal ci dara Zesco United bu Zambie ak Zamalek bu Égypte ku nekk benn but nga dugal sa morom. ñu dem ca Angleterre ak 20e journée bi nga xamante ni door nañ ko démb ci samedi bi Ismaïla Sarr dugalaat kon but pour Watford mi daan Aston Villa ñetti bal ci dara international sénégalais bi moo dugal ñetteelu but équipe am bii mooy ñaareelu but bu mu dugal ren ci Premier League bu Angleterre lii di ñetteelu ndam bu Watford am ci ñaari fukki match yu mu jongante xonet si kon ñoom léegi ñooy 19e rawee ñetti poñ Aston Villa mi mujj ci classement Premier League. Southampton ak Crystal Palace ku nekk benn but nga dugal sa morom Cheikhou Kouyaté dugg bi match bi desee juróomi minute Newcastle moom ñii di waa Everton ñoo leen fekk daan leen benn bal ci ñaar Everton kon bi mooy ñaari ndam bu tegaloo bu Ancelotti. Tottenham moom dafa am match nul fële ca Norwich ku nekk dugal sa morom ñaari but West Ham Leicester fekk ko daan ko benn bal ci ñaar Brighton daan Bournemouth ñaari bal ci dara Burnley Manchester United moo ko fekk daan ko benn bal ci dara Anthony Martial yi doomu France moo dugal but mancunien yi ci 44e minute de jeu. 20e journée Premier League tey ci dimanche bi lañ koy yeggali ak match bu am solo diggante Arsenal ak Chelsea 14h Gunners yi nag ñoom ñooy 13e juróom-ñetti poñ la leen Chelsea rawee Chelsea moom mooy 4e di match bi tamit di jongante diggante ñaari entraîneur yu gën a féete ndaw ci Premier League Mikel Arteta mooy entraîneur bu Arsenal 37 ans la am maanaam fanweeri at ak juróom-ñaar Frank Lampard di entraîneur Chelsea 41 ans ñeent fukki at ak benn. Liverpool moom it tey ci dimanche bi lay joué digganteem ak Wolverhampton 16h30 Manchester City Sheffield United 18h kon loolu mooy affiche yi nga xamante ne moo am tey ci Angleterre ca Turquie démb 17e journée bi amoon na ay match ak doublé bi nga xamante ni moom la Demba Ba def dugal ñaari but pour Istanbul Başakşehir bi daan kon Kasimpasa juróomi bal ci benn doublé tamit la Falcao dugal pour Galatasaray mi daan Antalyaspor juróomi bal ci dara. ca France dañ koy jeexalee Leonardo Jardim waa Monaco dakaat nañ ko moom entraîneur portugais bi kon ki ko remplacé Roberto Moreno lay wuyoo 42 ans nekkoon sélectionneur bu Espagne moom sax moo remplacé woon Luis Enrique diggante juin ak novembre 2019 AS Monaco bi ñu jeexal pàcc bu njëkk bi ci championnat Ligue 1 bu France ñoom ñoo jeexalee ci juróom-ñaareelu place bi di leen jaajëfal ci teewlu bi fii la ñu yemalee Sport Weekend. ñu koy gërëm moom Youssouf Bodian fi leen yem tam ci xibaar yi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue RFM, il est midi.